Rules égale stop. Rules égale stop. Daw ndànk dal ndànk daw ndànk dal ndànk daw ndànk dal ndànk daw ndànk dal ndànk. Rules égale stop. 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 Daw ndànk dal ndànk 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 daw ndànk dal ndànk. Rules égale stop. Rules égale stop. Daw ndànk dal ndànk daw ndànk dal ndànk. Rules égale stop. Rules égale stop. Rules égale stop. xoolal baax mi ngi lay signalé waa service des mines du caagante ni dama leen a miin xool leen bu baax ñi ngeen di jox permis carte n'est pas permis oto yi màgget yi dañ leen war a fourrière di war ñu ko bàyyi derrière wala ñu koy bàyyi arrière jaarama yéen waa corps des volontaires pour la prévention routière. Trop d'accidents sur la route maintenant il faut que ça cesse. Ça cesse. Trop d'accidents il faut que ça cesse. Rules égale stop. Rules égale stop. Daw ndànk dal ndànk daw ndànk dal ndànk daw ndànk dal ndànk daw ndànk dal ndànk. Rules égale stop. Rules égale stop. Rules égale stop. Ok, bon, you know, je dis Moustapha aka Teuf Connection, yaa ma gën a ñëw bon maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ok dama commencé woon benn projet maanaam si prévention routière projet bi mooy dama débuté maanaam benn documentaire bon ba nga xam ni fi ma njëkk a dem mooy studio bi mooy enregistré son bi en plus ma def ay quelques témoignages ma ñëw si Mafal léegi après incha allah damay dem si Badara Mbaye yooyu dañ bokkoon maanaam si prévention routière bu yàgg te ñoom dañoo yàgg œuvrer pour la cause xam nga des accidentés routiers donc c' est normal que ñooñu ñu wane leen ñu def ay témoignages sax bon dama leen di ñamal nag tuuti ok fësal prévention prévenir guérir vigilance prudence y a trop d' accidents sur la route maintenant il faut que ça cesse tali bi moo indi boobu ali bi ci biir dëkk bi ñaata nit ñoo si doon ay njëriñ Cheikh Tidiane Ndiaye boog samay lim lii de tiis na te métti na yenn ñàkk faru la am xol yi ak xel yi ñoo feebar war nañoo def lu bar bala moo yeex kon wareef la ak waru gaal Teuf Connection ok sant si ay kàddoom bon loolu dama leen si ñëwoon rek en attendant ñu def documentaire bi bon ngeen cons ko incha allah after kii bi di ñëw ok anyway noonu lay demee peace. def émission ci prévention routière je crois que ils sont les mieux placés pour wax ci prévention routière ñu ngi nii ak tonton Badara Mbaye tonton Badara Mbaye na nga def. waaw Moustapha ñu ngi lay nuyu. donc di la ziar. di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi teewlu ci jamono ji ñuy wax. di profité ci fête bi rek di baalu ñëpp ak. di baal ñëpp ak di ñaan yàlla. xaaj bi jëm déwén suñu borom boole ñu ci. te lépp loo xam ne am nañ ko comme entreprise yàlla may ñu mottali ko ci jàmm ak salaam. waaw comme ni ma ko waxee sànq bokk ngeen ci les pionniers prévention routière d'ailleurs ñun ñi man mii di wax xam naa ci dara parce que tamit ay jeunes lañ ñoo xam ne dañ doon def musique nga doonoon suñu manager nga dugaloo ñu ci projet boobu projet prévention routière kii boobu nan la lay dëggalee kii affaire prévention routière yooyu. waaw merci beaucoup Moustapha da nga may permettre rek ma ñëwaat tuuti ci histoire. parce que nag ginnaaw bi nga xamee ni affecté na ma génn depuis 96. dem Koungheul doon fa servir mu nekkoon suma premier poste. bi ma dellusi en 2003. Ngaye dafa amoon benn journée culturelle. bu ñu fi doon organiser. comme que maa ngi doon yëngu ci école. ñu gisoon ma contacté ma pour ma indi leen ay élèves yoo xam nañ leen mën a defal benn sketch. sur la prévention routière. ndax jamono yooyu xëy na accident yi bëri woon na mais melul woon comme nii ci kaw loolu directeur de la nouvelle prévention routière du Sénégal dañ ko invité woon ci journée culturelle yooyu invité ko woon ci bis boobu. directeur boobu nan la tudd. Makhtar Faye. Makhtar Faye ba léegi moom mooy directeur. donc Mafal moo nekkoon initiateur journée boobu moom moo ma contacté woon
bi ma ñëwee ñu def une prestation boo xam ni dama ci bindoon benn poème sur la sécurité routière en même temps booy def ci benn sketch de sensibilisation sur la sécurité routière ci la ma directeur gisee jël suma contact ne ma man de su ma demee Dakar bëgg naa suñu def lancement semaine de la prévention routière du Sénégal ñu invité xale yi ñu ñëw li ñu def ngaa ñu def ko au niveau de Dakar ci laa ko joxe sama accord de principe bi mu demee aussi ba journée yooyu ñëw mu contacté ma comme que aussi dama am ay kilifa ma jaar ci suma directeur par la voie hiérarchique ñu jaar ci inspecteur waxtaan ko ci ak moom ci projet bi mu nangul ñu ko ci lañ dellusiwaat def ay autorisation parentale xale bu ci nekk ñu defal la autorisation dem ci say parents ñu nangul ñu loolu ci lañ demee nag Dakar def li ñu defoon ngaa ñu def ko Dakar ci lancement semaine nationale de la prévention routière depuis boobu nag yaakaar naa ñu ci yëngu ba léegi. ok par la suite tamit am na benn groupe de rap bu fi nekkoon bu tuddoon Indouci tamit loolu nga wax noonu tamit man mi am na lu mu fàttali parce que je crois que bi ñu defee son bi tam dafa ñu benn caravane dem ba au niveau de Dakar. waaw c'est vrai loolu aussi li tax aussi ma continuer sensibilisation boobu dañu à travers la musique mën nga ci véhiculer message ma gis benn groupe ay xale lañu yu ndaw di def ay rap yow ci nga bokk Ablaye woon ci la bokk Binta Samb ci la bokk ak seen beneen copain bu nekkoon université ma waxtaan ak yéen ci projet bi parce que nag aussi avant loolu dafa am luñ ci inspiré parce que dafa amoon benn soxna ñu tuddee ko Fatou Gagnado Ndiaye mu nekkoon première camérawoman boo xam ne mi ngi doon nekk biir RTS foofu la doon liggéey anam bi mu génnee àdduna ci accident de la circulation nekkoon anam boo xam ni Sénégal gépp ñoo ci amoon naqar ci sa biir xol ñu ne ñun kat boobu ba léegi ñu def sensibilisation sur la sécurité routière mais kat ndaw si ni mu génnee àdduna mbindaanam bu mu yoroon ci këram doon dem ci dëkkam ñu ko doon maye mu ànd nit dina dem tey ci mariage boobu gis nga rek nga nekk ak jigéen xale muy sa mbindaan ngeen yàgg loolu ñu dem ba koy maye nga ni damay dem fekkee mariage boobu ànd ak sa doom bu ndaw yàlla moom leen ci yoon bi ci accident bu doy ci leen inspiré wu ñu ne kat dañuy rendre hommage ndaw soosu bi ñu koy rendre hommage aussi invité nañ ci Makhtar Faye ñëwoon na ci bis boobu ñu invité ci famille Fatou Gagnado Ndiaye ñu ñëw ci bis boobu en l'occurrence Bass bi nga xam ni wax dëgg yàlla frère am la mais aussi amoon na frère bu nekk Sud FM muy El Hadj Malick Ndiaye wax dëgg yàlla seen famille bi yëpp ñëw fekke bis boobu ñu lancé ci vraiment benn corps volontaire de la nouvelle prévention routière du Sénégal donc loolu ci laa gisee yéen rappeurs yi ci laa gis benn tante buy woy Khady Niang Thioune génn ci ñaari clip yoo xam ni ci Fatou Gagnado ay message dañ doon lancé ay message dañ doon véhiculé et je crois que ni médias yi en son temps relayé nañ ko bokk ci nekk vraiment gisoon nga sa bopp vraiment ci clip bi nga xam ni Indouci muy groupe rap génne woon nañ ko ak Khady Niang Thioune bi nga xam ne aussi vraiment ñëpp xam nañ ko à travers le Sénégal ci lu rafet lañ doon liggéey xam nañ ko ci musique moo tax ñu defoon loolu quoi. ok en dehors de cela tamit doon ngeen def benn émission à la rajo est-ce que émission boobu ba léegi mi ngi continuer ak tamit ni ngeen activé woon ci domaine prévention routière ba léegi noonu est-ce que yéen a ngi actif. waaw xam nga souvent niñ dañ naan lu sotti am borom mais na nekk sax ci anam bu rafet parce que tey je crois que ñi yëngu ci sécurité routière yëpp amul kenn kuñ ci jiitu ñun parce que nag lii yamul ci yëngu bi yamul ci biir ngaay mais presque dañuy wax ni dañu am benn lu link bu ñu lëkkale woon ak Makhtar Faye directeur de la nouvelle prévention routière du Sénégal parce que gàmmu Tivaouane bu musee am 2004 ba léegi dinañ dem Tivaouane dinañ takk suñuy sunu dinañ yor suñuy flyer dinañu sensibiliser 2 jours avant gàmmu gi 2 jours après gàmmu gi nañ sensibiliser tous les usagers de la route ñuy def ndànk ci tali bi ndax mën a yóbbu les pèlerins ci jàmm dellusiwaat ci jàmm donc loolu je crois que depuis 2004 ba léegi ñu ngi koy def Popenguine bu amee dañ daan dem directeur semaine nouvelle prévention routière bu am dañ daan dem directeur daf ñu doon invité ñu dem fa et loolu ñu doon def yëpp dañ ko doon def parce que dañu gëmoon ni war nañu mën a waxtaan ak askan bi
ci li nga xam moom mooy sensibilisation dem nañ ba initier fi benn marche boo xam ni dox nañu ngaay ba Dakar dox nañ ko ci diiru ñeenti fan pratiquement ou ñett quelque chose comme ça jaar nañu fi nga xam ni moom mooy Tivaouane Camp Sapeur jóge fa jaar ci Serigne Abdou Aziz Al Amine mu ñaanal ñu continuer def escale Thiès dem pour dem ba egg Dakar bi ñu demee aussi Alassane Ndoye ñu ngi koy santaat au passage moom moo nekkoon vraiment ki nga xam moom moo jiite woon les transporteurs Alassane Ndoye je crois que ñëpp xam nañ ko nekkoon na député moom aussi dañ koy sant parce que ci téléphone rek la ñu wax ak moom mu accepté accompagner ñu ci projet boobu ñu dem ba pompier ñu dalal ñu dellu fi nga xam ne moom mooy ministère parce que nag ministre bi ci boppam dafa voyagé woon ci jamono jooju mais directeur cabinet moom moo ñu recevoir ñu toog waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi nga xam ni ñu ngi koy am ci kaw tali bi bi ñu fa jugee RTS jël ñu en interview ñu waxtaan ak ñoom ci leen dellu siwaate fi nga xam ni moom mooy Ngaye Mékhé mais bi ñëwee aussi am na rajo communautaire bu fi nekk donc boobu mooy Ngaye FM donc 93.5 ñu xam ni li ñuy def aussi war nañ ko mën a gën a lawal ci la proposé le directeur fi nekkoon une émission ñu tuddee ko sécurité routière boo xam ni 2012 ba à nos jours au moment où je parle ni émission bi ngi wéy di am ci 93.5 Ngaye FM ba tey ñu ngi ciy waxtaan mosuñu ko bàyyi. kon mën nañu wax code prévention routière boobu depuis 2012 ba léegi wala c'est bien avant 2012 léegi dañuy jox date exacte bi boo ñu joxee date exacte bi nga wax ñu leçon yi expérience bi si tiré ak tamit lan ngay wax les usagers de la route en plus tamit ñu clôturer kii woom. waaw parce que 2004 ba léegi déggoo ma ne bi ma ñëwee ma ñëw 2003. Ngaye ñu affecté ma ci lañ commencé waat loolu parce que mën nañ 2003 ba léegi nii ñu ngi yëngu ci nouvelle prévention routière du Sénégal delluwuñ ci ginnaaw nag parce que tout simplement bataille la boo xam ni dañu jàpp ni am nañ ci suñu wàll bokkuñu nag ak ni ko nit ñi di defee parce que léegi nit ñi lu ñuy yëngu rek koom lañ ciy ut lu ñuy yëngu aussi alal wala intérêt personnel lañ ciy ut mais ñun demuñu ci ay médias di xëccoo demuñu ci am na je me rappelle am na benn émission ataaya buñ ma mos a invité Walfadjri invité surprise ay Diop Fall moo ko defoon ci diggante Gora Khouma moo doon def benn émission Gora Khouma aussi beneen tendance la boo xam ni bis boobu man li ma leen wax dama leen wax ni leen lépp loo xam ni dañ koy def dañ ca war a àndandoo yee askan bi mais te bàyyi mu nekk ay intérêt crypto personnel donc depuis boobu ba léegi ñu ngi ci te ñun li ma ciy tiré comme leçon man dama jàpp ni su fekkee ni wax naa benn nit dégg ma sax ba ñu fànq benn accident rek nekk na loo xam ni am na solo ci man te am na mucc ci man li ma ci tiré comme leçon aussi élèves yi tolloon na ci benn période boo xam ne xale boo gis mën na la wax tey nan lay jàlle tali mën na la wax aussi nan lay doxee parce que aussi nit ñi am na lu ñuy umpale tey boo nekkee ci tali ci trottoir bi di dox di dem normalement yow da nga war a jàkkaarloo ak oto yi nga xam ni yow ñu ngi ñëw pour nga mën leen a gis parce que nag yooyu yëpp ay astuces yu ndaw la yoo xam ni war nañ ko war a waxtaan peut-être passage clouté amul fii au niveau de Mékhé mais à chaque fois daal war nga mën a yee askan bi ci li nga xam ni loolu la sécurité routière tey nag li may wax di ko jox comme leçon muy usagers yi moo ñuy jëfandikoo tali bi muy chauffeurs yi mooy ñi nga xam ñoom ñooy dawal oto yi muy transporteurs yi borom oto yi muy nguur muy état ku ci nekk dañ cee war a bay sa wàll parce que ñu ngi koy jiiñante tali yi moo bon chauffeurs yi ñoo inconscient état moo deful li ko war usagers yi ñoo deful leen war ku ci ne am nga ci wàll boo xam ne tant que bayuloo ko accident yi du jug di fi nekk te kenn ñaanu ko mais gis nañ ni indiscipline bi bëri na gis nañ léegi inconscience totale chauffeurs yi gis nañ aussi parfois usagers yi nga xam ni tamit dañuy jëfandikoo tali bi indiscipline boo xam tamit ñu ngi ci mais aussi état dafa war a def wàllam rôle am nag mooy fexe ba tali yi baax fexe ba aussi oto yi jag mais aussi ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci tali bi mooy homme de tenue dañ leen di ñaanaat encore une fois de plus parce que tey bu fekkee ni man dama def infraction yor oto boo xam par exemple samay frein baaxul mais soo ma càmbaree oto boobu wax dëgg yàlla man dama jàpp ni war nañ ko mën a immobiliser warul mën dem tey Tafa bi fi bateau la Joola amee mais ci suba gisatoo benn oto bu surcharge lépp dañ ko teg ci yoon mais Sénégal dafay gaaw fàtte bu loolu paasee rek
mu delluwaat ca na nga xam ne moom la bindoo woon donc yooyu mu nekk ay comportement yoo xam ne daal ku ci nekk ci parti yooyu war ngaa jouer sa rôle te ñu bàyyi bal bi ni sànnante parce que dafa mel rek thanks nga sànni ko ci miir mu ñëw dalaat sa kaw ku nekk yaa ngi koy jiñ sa morom mais nañ xam ne les responsabilités sont partagées mais nag indiscipline bi chauffeur yi nag lu ci ëpp ñoom la parfois nga gis leen ñuy course ci tali bi wala sax di njëkkante pour mën a dem bindu te loolu yaakaar naa ne am koom am dund moom moo ko gën te nag nan fàttaliku ni ay nit la ñuy yëpp ay doomu aadama la ñuy yëpp yabuñu ay mala donc daal appel bi may lancé mooy ku ci nekk na def li nga xam moom moo ko war li ci des ñu bàyyi ko suñu borom yàlla nag ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci tali yëpp yal na leen yàlla jéggal xaar leen àjjana ñi fi desan ko tamit yal na yàlla musal ci accident mais dafa ñun ñàkk nañ ci ay mag ñàkk nañ ci ay xarit ñàkk nañ ci ay rakk ñàkk nañ ci ku ne tey kër gu ne daanaka accidenté de la route am na fa donc loolu aussi vraiment nekk na loo xam ne doy waar te nag mu ngi continuer di gën a métti te li ci gën ëpp mooy accident mortel parce que aussi oto yi léegi baaxatul donc moo tax ma ne état aussi war na jugaat xoolaat oto yi nga xam ni wax dëgg yàlla baaxul ñu génn ko ci circulation donc ñoom aussi wax dëgg yàlla boo jiitee am na lu la war donc loolu aussi ñoom la war ñoom lañ koy ñaan mais daal ñu ngi ñaan jàmm ak salaam ci li nga xam ne moom mooy tali yi di ñaan jàmm aussi ci Sénégal parce que jàmm ci la lépp xaj mais daal nañ jàpp ne ñun ñu ngi doon yëngu ci sécurité routière mais nag xëy na dem nañ ba benn jamono ñu ci bëri léegi dañ ci yëngu ngir ut koom mais ñun la nga xam ne ñu ngi ko ci doon def démb ak bërki démb muy waxtaan saa buñ ko occasion permettre dinañ ko def donc di nuyu ñëpp di nuyu ñu ko seq ñëpp mais aussi am na ci ñoo xam ne seqoon nañ ko ak ñoom joué wuñu seen rôle ba mu jeex parce que tey buñ ko doon joué ba mu jeex Sénégal kenn ci wax sécurité routière te waa Ngaye Mexe muy Badara Mbaye muy Mafal Fall parce que nag def nañ ci lu ne te aussi wax nañ ci lu ne. ñu lay jaajëfal bu baax say kàddu rafet na xam naa nag buñ seetaanee lii nañ si tiré leçon bu baax ñu lay jaajëfal di la remercier bu baax. waaw yow tamit maa ngi lay sant bu baax ci projet bi aussi bi nga nekk nii parce que lu am solo la parce que dafa nekk loo xam ne actualité la donc comme que nag wax dëgg yàlla léegi ak nouvelle technologie yi lu ne war nañ ko ci mën a def mu génn à travers le Sénégal wala nga ànd ak ñun ci projet boobu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp aussi jàmm. Ok merci.